7h30 ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak suñu programme waxtu xibaaru timis yi jot nañ ñu fas leen ko yéene yegge la ci gën a fës bokk na ci ndaje mu ñu xëye woon tey ji ci njiital njiit réew mi Macky Sall jëmoon ci jëli koppar yu toll ci ñeent fukki milliards ak ñett séddale ko lu mat kon juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñaari borom kër yu te juróom fukk ak juróom benn yoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw séddale googee ak it ni ñu leen tënkee dinañ ci dikk ci li tukkee ca ndaje ma ak Habib Faye lay doon. ci jamono jooju kuréel gi nga xamante ne ji moo jaboote ñiy dund ay accident travail ñoom ñi ngi soobu ci grève de faim grève xiifal boo xam ne la ñu cee ñaawlu nee nañu mooy ndàmpaay li ñu leen di jox la ñu ne dafa tuuti tax ñu dem ba ci buntu caisse sécurité sociale toogaanu leen ngir di amal seen grève de faim boobile. daañu waxtaanee wàllu politique ak Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly mi bàyyi ci parti démocratique sénégalais ndax nee na waa PDS dañu ko wor lu aju ci 13e place ba ñu ko teg ci liste nationale wàllu loolee kon moom moo ko merlool ci yooyu la jamono it investiture yi nga xamante ne ji am na gis nañu ci ay surprise bokk na ci ay kàngam yi ne woon ci parti démocratique Sénégal ku ci mel ne Mayoro Faye ak Cheikh Bara Dolly kon daal di génn ca parti ba kii di Galotal bokk ci PDS ak Farba Senghor président parti libéraux républicain gis ne seen taxawaay fa ñu leen teg ci investiture yi wàllu Sénégal yi du jaaduwul ndax mérito nañ lu ëpp lu ni mel. wàllu tàggat yaram daañu ko waxtaanee ak fédération sénégalaise bu football bi nga xamante ne ji ñaawlu na kon fitna yi am keroog ba Njàmbur doon football ak Jaraaf ñuy xam ne lépp lu duy matuwaay ngir teg mbir yi ci yoon dinañu ko jël leneen lu ñu wax it moo di lu aju ci commission discipline bu ligue professionnelle na jëli matuwaayam ngir lijjanti fitna jooje ba ñu seet nañu ko dàqee ba dootu amati ci footballu réew mi mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxee lu ñu faram fàcceel leen ko. ñeent fukki milliards ak ñett la njiitu réew mi Macky Sall séddale lu toll ci 542 956 ménages boroomi kër yoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ndajem siiw tàngee xew-xew boobee tey ji la woon ci teewaay njiitu réew mi Macky Sall Habib Faye. mooy ki njëkk jot koppar ci opération transfert monétaire exceptionnel bi Seydou Ba ci biir saalu Grand Théâtre gi nekki saay la téléphone am sonné mu jot lu toll ci 80 000 ci suñu koppar gannaaw ba njiitum réew mi Macky Sall activé projet gi toll na ci 43 milliards 436 millions 480 mille ci suñu koppar. yàlla ku mu jàppale moo gën ku nit jàppale parce que yéenam yegsi na ci sénégalais boo xam ne moo gën a suufe xeex lépp li nga xam ne inégalité sociale la waaye gën a dooleel li di résilience bu ménage yi loolee mooy sababu njiitum réew mi Macky Sall ma yëkkati koppar googe jagleel ko lu toll ci 542 956 ménages yoo xamante nit ñoom bokk nañ ci registre national unique bi. loolu nag liggéey la du waxi kese mënul def résultat bi. liggéey dëgg ak farlu ak am ay pexe waaye surtout am yéene ci sa askan. njiitum réew mi la nga xamante nit bëgg na ko moo di indi ay saafara ca dund gu metti gile. ñoom ñu ne kat Sénégal jar na jàppale moo waral ñu def li ñu def ñoom itam ngir jàppale ñu ci effort yi ma wax ba tax ren ñu jël lu toll ci juróom-benn téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom-ñaar. pour def li ma leen wax téye njëg yi ñu toll fi ñu toll. gannaaw ba nga xam ne lu toll ci 376 940 ménages ñoom jot nañ bourse familiale gi tey lu toll ci 542 956 ci ay njaboot yoo xamante ni seen loxo jotut seen ginnaaw jot nañ ci opération transfert monétaire exceptionnel bi léegi lii di firndeel ni Sénégal bokk na ci dëkk ya nga xamante ni ci ñi njëkk di jëfandikoo bi le système la. am na benn waay bu ñu naan Pape Sall ñu gën koo xam ci sos moom dafa bokk ci ñi nga xamante ne ji dañoo jot ci transfert d'argent bu njiitu réew mi mu di ko rafetlu bu baax a baax rafetlu it anam wi ñu koy defee dem na sax bay sàkku ci président Macky Sall lii di bourse sécurité familiale bu ñu koy joxeeti ñu transféré leen ko ndax mooy gën a yomb ci ñoom te mooy gën a neex mooy gën a jàppandi dañ leen di xamale ak moom di Pape Sall ñu gën koo xam ci sos ñu ànd ci ak Mamadou Moustapha Ndiaye. réewum Sénégal dafa génn ci gafakaam lu tolloog ci ñeent fukki milliards ak ñett ngir dimbalee ko néew gi doole yi rawatina ñi nekk ci li ñuy tippee registre national unique cérémonie de lancement bi amal nañ ko tey ji ci Ndakaaru Pape Sall moom mii nar a jot ci ndimbal li di ko rafetlu lool. waaw 80 000 yi nga xam ne
moom la ma koy joxe man la sama bopp laa xamal su fekkee ne jot naa ko man dama ko indi ci kër gi ñu seet lañ ci war a def parce que 80 000 yeeg bourse familiale beeg loolu yëpp c'est pour la famille ñu indi ko fii ñu seet ñu duñ ko defee parce que mën nga cee jënd dund mën nga cee jàppale say élèves yu jàng. ñu fekk ko ca quartier Angle Serigne Fallou ci Daara Jolof moom mi jàpp na ne ndimbali jógee ci nguur gi yónnee ko si téléphone yi moo ëpp sutura teg si dina jeexal rang bu métti bi ñu nekkee woon ci buntu bureau de poste yi. parce que dañuy rang fii di dàq di ñu renvoyer ñuy dellusiwaat. bon léeg-léeg ñu ñëw ñoo léegi xaalis bi manqué na dem leen ba ëllëg 80 000 yi xaw ma xaalis bi muy yónnee par téléphone kooku suñ ko mënoon am ci bourse familiale bi parce que jëli xaalis encore am na foo xam ne fii sutura la fa. ni bu koy envoyé ci portable yi léegi mënoon na yónnee bourse familiale bi ci portable bi ku ci nekk boo xoolee sa portable nga jot ko fekk ko ci nga dem tiire ko. ay atam toll ci juróom-benn fukk mu yàgg a jot lii di bourse de sécurité familiale moom mii jàpp na ne ndimbal li am na jeexital lool ci dundam. léegi ci kër gi laa koy indi ñu seet lañ ciy jënd lañ ciy def fu mu yem ñu xam ne yem na ci. mais bourse familiale boo ko déggee du pour kenn nit c'est pour la famille parce que da ngay dimbale sa waa kër loolu nag suñ ko indee. waroo koo jëfandikoo yow rek bàyyi ñi nga xam ne yow waa famille bi moo tax da nga koy indi ngeen indi ko ci famille bi ñu teg ko ñu seet ko ba xam lan la ciy def fu mu mën a yem ñu xam ne yem na fi mais xam na lii moom ndimbal la. réewum Sénégal li mu fas yéene jébal way ñàkk mi ngi toll ci 542 956 nit yoo xam ne war nañ koo jot ku ci nekk danañ la jox lu toll ci fukki junni ak juróom-benn ci sunuy koppar. ñi nga xamante ne ji ñoo bokk ci association nationale accidenté travail di kuréel gi jaboote ñi jëlee accident ci liggéey dañuy amal ab grève de faim ci buntu caisse sécurité sociale la ñu koy amale li leen metti nee nañu mooy ndàmpaay li ñu leen di baaxee daal moo matul dara moo tuut ñu yokk ko lu ñu bëgg fu nekk jaar nañu fa lu ne def nañu ko ngir bëgg ñu yokkal leen ko waaye ba fi mu nekk nii seen càkkute famagul saafara Mamadou Niang la ñëw yow moo yore seen communication ak revendication ñu déglu ko ci kàddu leeral yi mu dénk Ibou Kane. danoo nekk ay nit di doon xëy di dem di liggéey def accident de travail ñu waroon na jël en charge normalement defuñu ñu doon liggéey fu ñu doon liggéey man ak sama morom ñu bari ñu dàq leen si biti ñu daw si caisse sécurité sociale ñu jàpp ni moom mooy sunu papa moom mooy sunu yaay. ak ministre du travail ñoom jëluñu en charge correctement lu tax jëluñu en charge correctement fu ñu doon liggéey dàq nañu jàppuñu si waxuñu si dara ñaareel bi fii boo defee accident Sénégal soo paree dañ lay jox lu ñu tudd rente ay salaire la mais salaire bi ay 25 000 la 30 000 francs par ñetti weer. te loolu dara waralu ko dafa am benn code de sécurité sociale boo xamante ni képp ki liggéeykat di Sénégal. yow sa caméraman ak képp koo xamante ni mu ngi may sant ci télé bi mu nekk liggéeykat moom moo ko régir code bi depuis 1973 la si code boobu la ñuy jëfandikoo code bi depuis 1973 mooy code temps colon boobu lu mën a jëfandikoo nit ki booy liggéey ba accidenté ñu profité si daal di lay dàq si biti. CRD spécial bu ñu doon amal jëmee ci rapport bi bàyyeekoo ci secrétariat à la sécurité alimentaire di wax ne département bu Matam ak Ranérou ak bokk na kon ci diwaan yi ab xiif di yoot loolee nag technicien agriculteur ya foofee kon ak kilifa yi ñoom daal lu bilan beeg gëstu bi gaa ñi def ak la ñu ca tënkee ñoom seen njoxt maanaam seen xel da caa ñaaw ndax li ñu wax ak lam ci dëkk ba nee nañu dafa waroo ci yooyu la jamono it ca ndaje ma ki nga xamante ne ji moom mooy gouverneur bu diwaanu Matam xamle ne ak tournée yu bari yi mu def ci région bu Matam gisu fa xiif ba ñuy wax sàkku ne ci ñi nga xamante ne ñoo di technicien yu secrétariat à la sécurité alimentaire ñuy bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ne ji moo am ca dëkk ba ngir seenu enquête di ko man di feeñal dees koy déglu moom gouverneur bu diwaanu Matam di wuyoo ci turu Mouhamadou Mokhtar Wat ñu déglu ko ak Ali Bandel Niang. waa région de Matam newuñu ko duñ ko reconnaître mais waa région de Matam leen jaaxal mooy lan moo tax ñu singali rek région de Matam parce que loolu tamit day poser un ensemble de questions région bi nga xamante ni dañ ciy bay ñaari yoon ci biir at mi région bi nga xamante ni actuellement ni boo demee ci marché bi di nga fa fekk soble bi ak pomme de terre bi nga xamante ni fii lañ ko bayee région bi nga xamante ni ñëpp xam nañu apport immigré yi li ñu fiy indi alors boo jëlee élément yëpp région bi nga xamante ni boo jëlee département de Ranérou dafa am jur bi nga xamante ni moom mooy jóge côté Saloum ak côté Sine yëpp dañuy ñëw foofu
di màngaan si foofu. alors région bu mel noonu yëpp ñu ne ñeneen ñi fii par exemple ñële di jógee ñooñu amuñu ay jafe-jafe ñi ñuy ñëw di fekk si ñoo nekk ci ay jafe-jafe moo tax nee nañu que nañu gën a encore analyser données yi comme ça ñu seet est-ce que amul liñ ci fàtte ou bien est-ce que li nga xamante ni peut-être apprécier wuñ ko bu baax. DRDR bi wax na ko également boo jëlee par exemple le taux de couverture céréalière dans la région de Matam ça ce sont les chiffres les plus récents boo jëlee loolu boo ko ramené avec ñi nga xamante ni ñoom ñooy bay mën nañ ne taux de couverture céréalière bi 82% la mais boo ko ramené à la population totale de Matam on est à 64%. moo tax ñu ne daal laaj na kam à l'avenir ñu gënaat mën a ñongal mbir mi te sur ce plan là li ñu war a def pour joyanti moo. syndicat gi jaboote liggéeykat yi ca poste tey jii ñoom it ab toogaanu ñaxtu la ñu xëyee ci buntu poste kàddu yi njiitu réew Macky Sall yëkkati woon bu yàggul ba muy dalal syndicat yi di nangu seeni cahier de doléance la mu wax ca poste nee nañu dalul seenum xel li muy wandeel mooy kilifa guutale ci entreprise loolee nag la ñu bëgg kon ñu teel ku lijjanti bañ a saax-saaxe wala ñuy sàkkal pexe poste ndax ñu bari ci doomu aadama fii ci Sénégal ñoo cay suturlu dañuy teewlu kàddu yi secrétaire général bu syndicat national travailleur poste ak télécommunication ñu déglu ko ci kàddu yi leeral yi nga xamante ne ji dénk na ko Cheikh Diop moom Ibrahima Sarr. situation bu day nii poste bi muy jànkuwanteel ak alerte yi nga xam ne liggéeykat yi def nañu ko ak sàkku bi ñu sàkku ci autorité yi pour ñu redresser xam nga la situation ki nga xam ne moom la yàlla teg tey ci bopp réew mi bu génnee di addu ci mbir yu mel noonu daf ci war a addu avec beaucoup de responsabilité mais addu si aussi en tenant compte xam nga de plus xam nga d'information mais aussi mu addu ci ak sérénité mais addu ci aussi pour rassurer les travailleurs mais li ñu gis mooy njiitu réew moo xam ni wax dëgg yàlla dafa sàggane ay liggéeykat. ñetteelu ndaje mu di conférence bi nga xamante ne jikkoon au commandant des forces de sécurité intérieure gi xeex wàllu trafic illicite migrant ak it traite des personnes ñi ngi koy amal ndaje moom amal nañ ko tey jii ci Ndakaaru ndaje moo xamante ne ji dañ ci doon defub xayma jëmi rek ci déclaration ba woon ca ñaami atum 2018 ana fan lañ ci toll waaye nag it teg ay pexe yoo xam ne danañ ca war a mën a jaar ba lijjanti jafe-jafe yooyee mu di nit ñiy tukki di ñu leen yóbbiti réew te tegewul ci yoon wala sax ñu leen di sàkkal pexe lekk-lekk ndaje mag la ci tukkee ñu ànd ci ak Fatou Bintou Konté. tey ci altine ji mu tijji fii ci Ndakaaru ab benn ndaje bu rëy mu di conférence ñu ci waxtaanee lii nga xam ne moom moo jëm ci traite des personnes et trafic illicite des migrants mu nekk nag ab occasion boo xam ne dina permettre la ñu waxoon ca déclaration de Niamey ci atum 2018 ñu xool fan lañ ci toll ngir mën a avancer améliorer li jëm ci xeexu migrant. li nga xamante nag mooy comme ni ma ko waxee li ñu bëgg ci conférence bi mooy seet li nga xamante ne def nañ ko depuis 2018 ba léegi seet fan lañ jëm. lan lañ ciy yokk lan lañ ciy changé ak lan lañ ciy defaraat. d'ailleurs sax nag ay avancées yu baax am na ci lépp lu jëm ci wàllum collecte de données ak tamit joxe information yi jëm ci li nga xam ne moom moo di trafic de migrants yi léegi. notamment en termes législatifs. am na ay jéego yu ñu def ci nas ay pexe ci wàllu texte ba ci jëflante ci justice ngir xeex mbëkk mi lu jaarut yoon wante lan waxoon ca ñaame loolu lañ defut jëm kon ci naka lañ def rek ba wàllu information ak i données ci weccoo ki daal looloo xaw a sooxe. mu di activité bu am xaalis Sénégal nag teel ci jug taxaw ci ngir xeex ko. gis nañ ne déjà en 2005 bi nga xamante ne état yi sax xamaguñ luy trafic illicite de migrants en Afrique ñun déjà amoon nañ loi boo xam ne jël nañ ko dugal ko ci suñu arsenal juridique pour xeex li nga xamante ne mooy trafic de migrants ànd ak sanction yoo xam ne sanction yu tar la. su ngeen gisee sax ne daaw mbir mi wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax ci gaal yi nga xamante ne yegg nañ Espagne laa wax ñi nga xamante ne jógee nañ fi yegg nañ Espagne suñ ko doon xayma tey matul ñaar. moo tax nag dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo lënk lii nga xam ne moo di trafic des migrants ñu fas yéene nag taxaw agir en amont mën a xeex li nga xam ne moom moo di phénomène bii lii. commissaire Adramé Sarr mi ne woon ci diwaanu Ziguinchor te ñu def ko léegi njiital division investigation criminelle ba muy dem jël na lenge jébbal ko fa war a wuutu moom commissaire Adramé Sarr fa la xamle na ci diwaanu Ziguinchor googee ci diirub ñaari at ak genn wàll police jot naa déféré lu toll ci junniy doomi aadama yoo xamante ne ji daanaka téeméer boo ci jël fanweer ak juróom ya mbirum dorog moo tax ñu jàpp leen am ci yeneen yoo xamante ne ji it beneen xayma bu mu joxe jëm ci ñi jote déféré ñu ànd ci ak Boubacar Diassi. ba commissaire Adramé Sarr tegee tànk ca police centrale bu Ziguinchor te mu tombeek bésub ñaari fukki fan ak benn ci weeru novembre 2019
mën nañ jàpp ni police déféré na ci kanam procureur junni nit yu manqué juróom dong te ci lim bu ni mel téeméer boo jël fanweer yeeg juróom ñoo ngi laaleeg drogue waaye it ñeent fukki cas ak juróom benn ñoo doon atteinte au bien. C'est ainsi qu'à la tête de mon équipe les résultats si. bi ma jiite sama équipe ba léegi maanaam ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre 2019 ba nëga nii junni nit yu manqué juróom la ñu defeere ci wàllu drogue dong téeméer boo jël fanweer ak juróom la. ci wàllu atteinte au bien ci lépp lu jëm ci matériel jàmbur ak ñoom seen ñeent fukk ak juróom la ci téeméer boo jël fukk ak benn ci téeméer boo jël nekk lu jëm ci bundu xatal nit ba sax nar koo métital. de viol et 4,6 diverses autres infractions. commissaire Adramé Sarr miy jiite léegi division des investigations criminelles prononcé fii ab discours ci bisu passation de service bi mu doon def ak naataangoom gii di commissaire Ibrahima Diallo. ñépp ñu yëkkati kaddu ci xew-xew bi nu mel daanaka rafetlu nañu liggéey bu mucc ayib bu mu def ci Ziguinchor ñu déglu ci gouverneur bu Ziguinchor. Merci pour la parfaite collaboration. jërëjëf ngir liggéey bu rafet bi nga def fii ci wàllu jokkalante. rawatina ci wàllu l'enquête ak lu jëm ci renseignement waaye it lépp lu jëm ci aar askan wi. Attention pour assurer la sécurité des personnes et des biens. commissaire bi ko wuutu ci police centrale bu Ziguinchor daal di liggéey li nu mel. Nous ferons preuve d'ouverture de disponibilité. dinañu liggéey ak ñëpp nu mu ko waree rawatina ak askan wi ndaxte ñun askan wee ñu fi bàyyi. Il ne faut pas travailler sans la population. directeur sécurité publique moom moo installé commissaire Diallo. maa ngi lay xelal nga jaar ci tànkay ki nga wuutu fii te biir na ma ni soo ko defee yokk ko ci jikko ju rafet ak loxo bu set bi ñu xam ci yow doo ko rëccu. askanu Ziguinchor jox ay cadeau kii jiite direction des investigations criminelles ñu ràññee ci cadeau kuréel gu ëmb jakartamaan yu Ziguinchor. reportage Boubacar Diassi Lamine Mandiang. waxtaane wàllu politique ak Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly mi génn ci biir Parti démocratique Sénégal nee na bàyyi na Karim Wade lay tuumaal ne moo ko wor moom mi jiite kon groupe parlementaire liberté et démocratie dañu ko investir ci listu national wàllu askan wi waaye ca fukkeelu place ak ñett ba la ñu ko teg loole nag moo ko ñuluk ba tax kon mu daal di génn PDS fas yéene nag jàmmarloo ak ñoom ñu déglu ko moom Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly. liste bi bu ñu koy investir ci département bi suñu diggante nun ak Yewwi Askan Wi nañu sukkandiku ci résultats yi nga xam ne moom la seen Bara Dolly amoon ci élection locale yi ñu ne léegi Yewwi moom moo gagné amoon na 29000 voix PDS moom amoon na 20500 kon bu ñuy séddoo liste bi juróomi député la na Yewwi jël ñett yi PDS jël 2 yi ñu d'accord ci loolu ñëpp ñoom ñu xamal ma moom Karim Wade nga yow yaay jiite liste bi ñu dem ba liste bi génn ma gis ne man mi nga xam ne maa jiite woon ni sukkandiku ci sama résultat dañu ma jël sànni ma ca àll ba jël sama rakk Abdou Mbacké Bara Dolly mi nga xam ne dernière élection moom ak Abdou Mbacké Ndaw ñoom bokk gis-gis lañ demee woon jël afandaare ñoom ñaar ñi jëloon afandaare ñoom la ñu jël tabbu leen ca département bi man mi nga xam ne maa toppoon ci Yewwi nga xamante ne sama résultat lañ sukkandiku pour mën a am ñaari poste yi ñu yóbbu ma liste nationale à la 13e position. à la 13e position. 5e ne loolu humiliation la. ndax dama jàpp ne loolu Karim Wade moo ma ko def moo tax ma bàyyi. ndax dama jàpp ne man fi ma toll ci parti bi. su fekkee dañu ma yóbbu liste nationale bu ñu nee président Abdoulaye Wade teg ci Daba Diouf dama jàpp ne man maa war a dem 3e position. mais suñu jëlee ay nit moom Karim Wade di dugal ba yóbbu ma 13e position rencontrer tous les responsables du PDS waxtaan ak ñoom xool ñi nga xamante ne am nañu li leen naqari ñoom ñëpp ñu àndandoo taxaw jàkkaarloo ak lii nga xamante ne dictature la goo xamante ne Karim Wade da koy doxal ci biir parti bi loolu lañ fas yéene non incha allah pour que liste bi bu mu am ndax wal lu ma man dinaa ko def sa ferai tout parce que dama jàpp ne ay traître bu fekkente ne da nga ànd ki nit ñuy ay warkat la ngay def mooy jàkkaarloo ak ñoom. keneen ku leen wan gannaaw ñoom waa PDS moo di Mayoro Faye moom it dafa gis boppam naqaru xol la amee ca fa ñu ko investir moo tax moom it mu wan leen ginnaaw Farba Senghor njiital parti des les libéraux républicains ak it kii di Galotal bokk ci parti démocratique Sénégal joxe seen xalaat ci ñaari kàngam yooyu génn ci biir parti bi ñu ànd ci reportage ak Cheikh Diop Diafara Ba.
sagar wuy tàkk wu ñu nemmeeku ci parti démocratique sénégalais lu soxal investiture mu ñeel législative yi nag ku ci mel ni Mayoro Faye mi nga xam ne moom moo yoroon lépp lu ñeel wàllu communication Serigne Cheikh Bara Dolly président bu groupe parlementaire daal nañuy wiccax seen ay yoxo ci PDS injustice wala bokk dañoo mer galotal daal di taxawee taxawaayu sapeur pompier. lii naqari na leen nañ ko muñ aussi parce que li ñu gedd am na ñoo xam ne buñ ko amoon jël loolu mooy dëgg place yi leen teg. ku ko ci mérite ça veut dire que ne yow naroo liggéey naroo muyee la mayoo parce que buñ jekkoon cëggal guy ko teg la ci li la war yow mooy xeex pour qu'on ait le maximum de députés léegi nag liste député yow boo ci yeggul jàlloo mais du sa chance. ñu wan ginnaaw PDS ñu nekkoon itam ay responsable yoo xamante nii nag xamoon nañu leen ci lu ñeel seen ak engagement ak itam loyauté lu ni mel itam dina juri njàqare ci li nga xam ne moom moo di bile parti. Mayoro du dayoo sax bu politiquement bu muy am bu muy peser. Abdoulaye Wade nekkatu fi Karim Wade nekkatu fi moom mooy dem mooy waxtaani moom la ñuy yónni mooy signé temps yëpp da ngay yaakaar sax ne moom mooy Abdoulaye Wade. donc kooku am na benn cër benn taxawaay bu mu taxawee bien que Ndar amu fa doole bu mu fa gañee mais ku mel noonu doo ko jël nga utiliser ko fan yëpp ngay waxtaan nan la parti bi di. nañ lay def ba ànd ak ñoom yeewu askan wi mu dem ba jël ba rek mu gis boppam nekku fenn mais vraiment c'est frustrant. mais Cheikh Bara Dolly soo ko seetloo moom symboliquement mooy représenter PDS. ensuite Touba mu taxaw fa taxawaay bu mag léegi ñuy dem di def ay élections Touba am juróom wala juróom benn député nga génne ko ne ko doo ko jiite wala doo nekk fenn. loolu defe naa ne loolu rafetul fenn. atum 2012 ba suñu joon yàllaay tey ay nit yoo xamante ni ñu ngi wan ginnaaw parti bi di PDS la ñuy nemmeeku saa su nekk itam kenn koo xamante ni dañ ciy tudd turam bokk na ci Karim Meïssa Wade. bu fekkee ni problème boo am ñu ne Karim la ñun ñoo war a wax ak Karim loolu mooy dëgg léegi il faut que Karim nous dise lan la lu xew c'est notre candidat. un grand responsable de notre parti su bëggee on fait de lui notre secrétaire général mais il faut qu'on lui parle il faut qu'on lui dise la vérité aussi. dafa am ñaari pôle fi mu toll benn pôle bi Doha la benn pôle bi ci des itam mooy Versailles fi papa ji nekk dafa mel ni nag Doha moo ëpp doole ci jëf yi. bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay xibaar yenn ci ay responsable libéraux nag ci la jamono ñu ngi ciy dox tànku jàmm ndax itam ñaar ñooñee nga xam ne ay cëslaay lañ ci bile parti mën a dellu siwaat ci seen ak tey bakken ndax itam lu ni mel dina mën a tax ñu daal di sauver parti bu Abdoulaye Wade. Cheikh Ngone Diop des ba léegi ci élection législative yi ak waajal gi waa CNRA ña nga ca conseil régulation audiovisuelle amal ab tournée ngir waxtaan ak taskatu xabaar yi ci processus électoral bi diwaanu Kees fa la ñu tàmbalee Babacar Diagne jiital CNRA ñaawlu it taskatu xabaar yi ñi nga xam ne kon dañuy wër di wax na ay taskatu xabaar lañu te jànguñu ko fenn ñooñee ñooy salfaañe métier bi di ci indi ay rëq-rëq lu ñu respecté éthique déontologie naka noonu manipuler leen it day yomb Cheikh Anta Diop. ginnaaw ñuy waajal nag élection yi jëm ci wàllu tànneefu député yi fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi di ñëw tax na ñu yëngu ci wàllu tasam xibaar ñëpp daje woon tey jii ci Thiès ay professeur ay boroomi xam-xam ci wàllu journalisme doon tàggat ay taskati xibaar nekk fii ci Thiès waaye kii di Babacar Diagne nag profité na ci wax ne jamono yi dañoo nemmeeku ne tasam xibaar ku nekk jóg dugg na ci te ni ñu koy defee de doy na waar doy waar goo xamante ne war nañ ciy jóg. ndax yàqute bi ñu gis ci paysage bi. dafay gën di jëm kanam te bu ngeen gisee bi yoon ma ànd ak Mamadou Thior président du CORED toog fii ak président de la convention des jeunes reporters Ibrahima Baldé directeur général bu CESTI Mamadou Ndiaye ñëw mooy ñëpp ñi nga xam ne bii formation ak liggéey journaliste yi ñor na leen dañ ñëw toog ak ñun muy lu am solo parce que xam nga lu mel ni haine lu mel ni yooyu yëpp c'est pas naturel c'est des constructions li ko indi mooy média mooy environnement mooy li nga xew donc suñu liggéey dafa am solo cohésion nationale nañ ci war a liggéey suñu liggéey ñun ci wàllu média dafa am solo même sax bu dul campagne dafa raw nag temps campagne. Ibrahima Baldé mi nga xamante ne nag moom moo toogul convention des jeunes reporters nee na tàggat bi ñu tàggat taskatu xibaar yi fii ci diwaanu Thiès de daañu mën a wéyal bu baax seen liggéey tëdd njaaxaanaay ba benn parparloo du am. journaliste bu ne xëy na am ngeen certaine affinité ak ñi nga xamante ne ñoo di kujje politique bi waaye
du tax ngeen war a mën a liggéey ci wàllu équilibre ci wàllu juste li nga xamante ne moo di information yi ngeen di taataan. taskatu xibaar yi nekk fii ci Thiès ñoom ñëpp nag bëgg nañu ci xam-xam bi nga xamante ne sol nañ leen ko ba tax na nee nañ ràngaayu nañ daañu def seen kéemtalaay kàttan ba ñu amal ay couverture yu mucc ayib. waxtaane wàllu tàggat yaram ak fédération Sénégal bu football mi ngi ñaawlu bu baax a baax fitna yi nga xam ne am na keroog ba Njàmbur doon football ak Jaraaf ñu xam ne daañu def lépp lu ñu mën ngir kon seet nu ñu wàññee lii di fitna yi ci match yi fédération bi sàkku it commission discipline bu ligue professionnelle ñu jël seeni matuwaay fàttali ne kon fitna yooyee amoon keroog ba Njàmbur doon football ak Jaraaf am na ci benn supporter bu Njàmbur boo xam ne tey jii ci talaata ji ci la ñu ko defeere ca parquet ba maanaam ma nga ñu war a àtte mbirum xëxante ak takk der ak it bañ a topp ndigalal alkaati gu ñu fi teg ngir mu liggéey loole kon la ñu koy toppee ba tax ñu tëye ko ca yoon. Assane Fall mooy entraîneur bu bees bu Dakar Sacré-Cœur Dakar Sacré-Cœur club la boo xamante ne ji mooy daanaka benn club moo ko jiitu ci place bu mujj bi ci Ligue 1 bi fii ci Sénégal moom nag nee na am na yéene te jàpp na ne dana góorgóorlu ba club bi du wàcc deuxième division. fa mu fas yéene jaar mu ne mooy fexe ba soppi li nekk ci boppi footballkat yi Cheikh Sadibou Diarra la ñu ci yàndal. Dakar Sacré-Cœur mu ngi wéy gëm di desandi ci Ligue 1 bi ngir mottali yéene bi académie bi entraîneur ba woon di Assane Fall ci njiitalam Dakar Sacré-Cœur bi nekk laata ndaje bi jël na benn poñ digganteem ak Guédiawaye FC. club bi moom man ci club bi laa bokk club bi moom fu ma soxla rek damay ñëw club bi tamit bu nekk en difficulté man tamit lu ma doon def dama koy bàyyi d'autant plus que maa ngi woon ci club bi di liggéey ci club bi donc bu ñu ma soxlee tamit ne ma ñëwaat jël poste bi damay ñëw taxaw dem sama kéemtalaay kattan pour def maintien bi. Assane Fall jàpp ni faaw joueurs yi soppi doxalin ngir des ci Ligue 1 bi. waaw changement bi bon surtout sur le plan mental parce que xale yi ñoom comme on dit académie yi dañuy jouer bu ñu bëggee gagner moom il faut que ñu jouer donc dañuy continuer di jouer ba résultat yi di baax di ñëw. waaw gëm naa ko parce que loolu moo tax ma ñëw su ma ko gëmul woon bu ñu ma waxee kaay dama naan lii mu nekk du ma ci dugg mais gëm ko moo tax tamit ma ñëw ndax àdduna moom noonu la dafa da ngay jànkonteeg ay jafe-jafe ak ay bànneex bon jafe-jafe nag bu ñëwee da ngay gëm sa bopp gën a góorgóorlu gën a def ay effort ba génn si incha allah. Dakar Sacré-Cœur bi am ñaar fukki poñ ak benn mu ngi ci fukk ak ñetteelu place bu Ligue 1 bi di am fukk ak ñeenti club ci 22e journée bi. ñuy amal ci week-end bii di ñëw Dakar Sacré-Cœur dina dalal Génération Foot. 20h xibaar yi dina dellu si waat ci télévision Futur Média ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ni ngeen teewloo xibaar yi yàlla nañu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.